jërë ngeen jëf mbokk yi waxoon nañ leen ba ñu tàmbalee liggéey bi nga xam ne moom la ñu def ci corniche Ndakaaru ne duñ ci yem dañ leen toppal lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu littoral bi ak nuñ koy caxate tey fi ma nekk nii moom lañ fas yéene tuddee la côtière mooy projet bi nga xam ne moom la nguurug Sénégal am bëgg am tëli boo xam ne doo jógee Dakar jaar ci VDN prolongé bi war a yegg ba Ndar xam nga foofu dégg ngeen fi coow lu baree bari ci wàllu suuf mooy zone Géejawaay bi zone golf bi zone Wakhinane Nimzatt yooyu yëpp day problème yu baree bari zone Malika te mu am ay filao nag bañ ko doon samp liñ ci doon wut mooy fexe ba avancée de la mer bi ñu mën ko téye waaye dañ ko daggat ci yu baree bari ngir def falan ay dëkkuwaay jaadu na wala jaaduwul loolu yëpp nag dañ leen ko filmeel wan leen ko ngeen gis mu nekk liggéey bi nga xam ne moom lañ fas yéenee wéyal mu jëm ci li nga xam ne moo di wàllu littoral bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk wareef la ci ku ne mu sàmm ko kon ay ci leen seen biir reportage ngeen gis li nga xam ne moom lañ leen liggéeyal fii nga xam ne moo ci littoral bi nga xam ne ñëpp nag ñoo ko soxla parce que koo dégg xelam mi ngi fii ñu ngi koy dàkkantele sax Almadies 2 kon ñu àndandoo ci biir reportage bi. dégg ngeen coow gàddaay du benn yoon du ñaari yoon mu nekk ay nit yoo xam ne dañoo amoon ay kër ba jot a tabax ñu toj ci kër yu bari ñu amoon nag jafe-jafe ak ki nga xam ne moo di promoteur bi ba mbir mi demoon ci wàllu yoon ñu jàpp ne yoon moo leen jox dëgg tey ma taxaw ak Cheikh Traoré fii ci gàddaay ngir ñu waxtaanee mbir moomu ñu wax ñu ci lu ci xew ak it lan moo nekk seen mébét seen soxla pour Sénégal gi yëpp mën koo xam Cheikh maa ngi lay nuyu di la wax rek nga tàmbali expliquer askan wi lan moo xew ci mbiru gàddaay. jërëjëf Pape Alé ñu ngi lay nuyu bu baax di bëgg a yëkkati ay kàddu rek leeral li ñu bëgg a wax mooy ginnaaw bi nga xamante ni un matin du 18 décembre 2013 ki ñuy wax Babacar Fall nekk directeur technologie 2000. ànd ak état du Sénégal nommément la DSCOS parce que DSCOS état la ñoo ànd ñëw toj suñuy kër toj ko ci tojun boo xamante ni kenn yëgaluñu kenn somewuñu amuñu benn lu ñu mën a yëgal lu war a tax ñu mënoon a xam toj boobu lu dul mu bettuñu rek ñu xëy benn fajar teel tojate kër yi ba mu jeex tàkk ci biir toj boobu sax li ma ci gënoon a jaaxal mooy dafa toj ba benn instant xam naa li mu doon def mu yéex ci moom mu dem luyewaat yeneen machine ñëw dolli ci ñu songandoo toj bi keroog boobu ñu koy toj amul benn autorité bu nekk ci biir Sénégal bu fi taxaw bi loolu amee ànd ak waa DSCOS ñu dem laaj leen waa DSCOS lan moo xew waxuñ ñu dara joxuñ ñu kayit ñu laaj gendarme bi nga xamante ni moo indi woon gendarme yi nekk seen chef ñu laaj ko mu ne amul benn kayit bu mu ñu jox ay ordre la jot kon ci ay ordre la ñu tëjee suñu kër ñu xam ni kon fii y a problème. comme ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ dëkk bi ci lañ dem ci autorités yi mais localement foo dem muy préfet di sous-préfet di procureur koo dem di commissaire koo laaj mu ne la yëgul tinul te defe naa ni nag Sénégal pays de droit la bu ñu waree toj ay kër benn kër sax bu ñu ko waree toj am na fu ñu ko war a tojee waxuma laa nag lu toll ci 253 maisons donc ci loolu ci la ñu dem dugg yéeg wàcc dem nañ ba toog jotaay boo xam ni biir palais la Mamoun Saleh mi ngi fa woon Jérémy Ndione mi ngi fa woon directeur DSCOS mi ngi fa woon. bi ñu waxtaanee ne leen lan ngeen am pour mën a toj ay këri jàmbur Mamoun Saleh moo leen wax loolu
ñu naan ay dañ doon agressé ay filao ak ay yu kenn xamul 253 maisons nga toj ko ñu lay laaj lu tax nga toj ko nga naan ay agressé ay filao ci lañ ñu wax nag nañu dem leen ci yoon dëkk bi am na yoon ñu dem ci yoon daj fa loo xam ni yéeféer daju ko safara daj fa loo xamante ni suñu ko waxee nit ñi duñ ñu gëm parce que dañ naan loolu mënul nekk. ci lan ngeen fa daj. li ñu fa daj mooy xoolal procès boo xamante ni renvoyé nañ ko 14 fois. ci renvoi yoo xam ni waa ji da koy neex mu ñëw bañ koo neex du ñëw ci renvoi yoo xamante ni weñ bu tagee ci kaw waa ji sax ñu renvoyé ko 14 fois ñu koy muñ 2013 ba 2017 la ñu première instance jox verdict jugement baa ngi nii dégg nañ ko nag mu taxaw wax na kenn mësu ko condamné jugement bii de mun naa la jox numéro bi 1061 2017 beneen bi mooy 0865 2015 parquet la tribunal du Sénégal mun nga ko yóbbu. bi ñu amee jugement boobu ci moom jugement bi daf ko tëj ñaari atu kaso 2 ans ferme plus amende bu jéggi dayoo plus contrainte par corps au maximum boole ci nag mandat d'arrêt parce que jour boobu taxawu fa bu fa taxawoon mandat de dépôt lañ ko war a defal mu dem directement mais nekk foon moo tax ñu defal ko mandat d'arrêt ñu topp ci mandat d'arrêt boobu lu mat juróom-ñetti weer xoolal ko juge àtte ba joxee verdict ba génnee ko ñu topp juróom-ñetti weer pour exécution mënuñu fexe ba exécuter entre temps mu def appel te ñëpp xam nañu yoon buñ la condamné une condamnation ferme balaa ngay mën a def appel foog nga dem tëdd kaso. waa ji ñu bëggoon ko atte te du tëdd kaso ñu dajaat ci loo xam ni yéeféer dajaat ko safara ñu nekkaat ci loolu ñu renvoyé ko 8 fois parce que dañoo bëggoon atte ko en appel te tëddul kaso. benn jour la ñu xëy waa ji matin tey mu wàcc ci taxem jënd journalam moom Mbaye Fall jënd journalam jënd kafeem ñëw tribunal jaar ci suuf am fu mu taxaw ñun ñu gis lépp dem toog ñu ñëw salle 3 ñëpp taxaw ñu indi ko am ko ànd ak moom ne kaso la jóge ñun ñu dem gis suñu avocat wax leen ko ne leen waa ji ñoo ànd ak moom ak ay preuve parce que wax dafay ànd ak preuve indi ay preuve yu leer woon ko avocat yi ñu xam ni lii scandale la te li ci gën a yéeme Pape Alé avocat général bi dafa génne këyit ne mandat d'extraction bi tax ñu mën a xam ni waa ji rëbës la jógee ñëw moom moo ko signé Pape Alé moo signé koo xam ni ci taxi la wàcc mun a rëbës la jógee lu toll ni avocat général mais mu nekk lu doy waar loo xamante ni moo gën a métti sax toj gi ñu toj suñu kër yi ñu nekk ci loolu bi ñu nekkee ci loolu juge bi ne comme noonu la demee il faut que ñu jàpp ko seen kanam yóbbu ko kaso mu soog a mën a taxaw juger ko appel noonu lañ obligé xam nit nag fi mu toll ni moom sës na mënatuñ ci dara noonu lañ ko jàppee te gis nga Pape Alé pour wax la ni gëmuñu woon sax ni waa ji dina dugg kaso il a fallu ñu xaar fa ba 17h ñu xaar ba mu dugg ci car pénitencier bi ñu escorté ak ay scooter ba mu dugg rëbës pour ñu soog a gëm ni waa ji dina dugg kaso toog fa ba timis ba xam chambre bi mu nekk et tout ci lañ soog a mën a gëm ni waa ji dugg na kaso une semaine la fa def ñu def jugement bi ci même audience bi ñu lever mandat de dépôt bi ci même audience bi ñu lever waxuma demande de liberté provisoire de mandat de dépôt bi si boppam la ñu lever Pape Alé te teguñu ko fenn amul benn motif déjà bi ñu koy def xoolal juge bi dafa suspendre audience bi ñëpp génn salle bi xoolal bi muy lever mandat de dépôt bi balaa gars yi di dugaat ci salle bi ci la profité rapidement rek lever mandat de dépôt ñun bi ñuy dugaat ci salle bi fekk juge bi joxe na loolu ba pare xoolal patamee ñu mel ni ñun duñu ay sénégalais man dama jàpp ni sax un étranger bu nekkoon fi ñu koy àtte waruñu ko àtte noonu waxuma la ak ñun ñi nga xam ne ay sénégalais donc ñu jugee ci loolu bi ñu jugee ci loolu ñu àtte ko en appel juge bi condamné ko 6 mois ferme ba les 2 ans la woon mu wàññi ko def ko 6 mois ferme 18 mois sursis garde même kii contrainte par corps au maximum mandat d'arrêt bi ak lépp mi ngi resté intact mais xam nga foofu kon yoon may na ko mu def pourvoi bi mu defee pourvoi ñu demaat. appel bi ma la doon wax bi ñu ko gagné mi ngi nii mooy arrêt numéro 91 du 11 3e mois 2019 arrêt baa ngi nii bi mu jugee ci loolu mu dem pourvoi bi mu demee pourvoi ñu woo ñu pourvoi ñëw pourvoi def audience bi ñu defee audience première fois bi sax dañ ko renvoyé ba ñu xawoon a am lu ñu jaaxal mais après ci lañ ko indiwaat ñëpp toog ñu def àtte bi rejeté pourvoi am parce que yoon bi mu waroon a jaar ak li mu waroon a respecté pour ñu mën a def pourvoi boobu defu ko ñu rejeté pourvoi bi donc juge bi dafa rejeté pourvoi bi ba pare confirmer jugement bi nga xam ne moo am appel arrêt pourvoi mi ngi nii numéro 43 du 19 décembre 2019 donc kon ñetti instance juridique yi nekk ci dëkk bi yëpp daan nañu Mbaye Fall ay weeru kaso daan nañ ko mu war a joxe ay amende ak contrainte par corps Pape Alé ba fi mu toll nii
19 décembre 2019 ba fii nii waa ji mi ngi ci dëkk bi di dem fu ko neex te ñi ko war a jàpp tëj ko mi ngi dem ci ñoom. parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk mi ngi dem tribunal mi ngi dem cour suprême mi ngi dem fu ko neex te ñooñu ñoo ko war a jàpp dëkk ci kaso bi loolu mooy li nga xamante ni moo am ba fi ñu toll nii. ba léegi kenn dédommagé wu leen nekkuñu leen ci processus dara. Pape Alé dara kenn joxuñu 1 franc jàppuñu ko tëj ko ci kaso bi def ñu ko dara la preuve mi ngi ci dëkk bi di xoolal koo xam ne dañ la war a tëj ci kaso bi koo xam ne prisonnier nga génn ci ay télé di wax Pape Alé loolu Sénégal rek la am nga génn ci ay rajo di wax di menacer nit ñi mel ni moom extraterrestre la wala mais nag doy na waar parce que tey am na wax yu bëri yoo xamante nit ki bu la koy wax yow da nga naan lii ay wax kese la rek mais au fur et à mesure ngay dem di gis loolu ngay gën a désolé di gën a sa yaakaar di gën a tas ci sa réew ak sa réew ni muy doxee parce que moom dafa yàgg a wax ni maanaam du suñu morom mi ngi mel ni ñun miet lañ ci moom ndax li mu doon ki mu doon ak li ko boot te loolu ñu ngi koy gëm au jour le jour ñu ngi koy gëm chaque jour ngay gis loo xamante ni dalay leer ni très sincèrement Pape Alé pare-brise jàmbur boo ko tojee te baalu la kaso nga jëm nga toj 253 maisons Pape Alé lu la ci fekk juróom-ñaari fanu kaso te juróom-ñaari fan yooyu dañ koo lijjanti pour mu mën a am suñ ko lijjantul woon doon mën a am loolu la waa Gàddaay dund ak yoo xamante ni su ma la ko naree expliquer Pape Alé xanaa dañuy def benn 10 heures de direct pour mu mën a waxee détail yëpp loolu yëpp daj nañ ko ci dossier Pape Alé. jërëjëf dégg ngeen li nga xam ne Cheikh Traoré wax na ko te mu nekk kàddu yu doy waar yoo xam ne nag war nañ ko mën a lijjanti parce que nag on est dans un état de droit une république wala on veut être une république avec un état de droit bu nekkee ay décisions judiciaires da cee génn ñu war ko appliquer lépp dafa war a jaar ci yoon parce que 253 maisons du ay caaxaan te nekk na mbir moo xam ne ku nekk war nga ci jël sa responsabilité nag moo tax ñun ñëpp ñoom ñu àndandoo wóolu justice Sénégal jël ay dogalam kon bu justice Sénégal jëlee ay dogal tamit dafa naa dafay jaadu ñu respecter li nga xam ne moom la justice bi wax kon li moo nekkoon li nga xam ne moom la ñu jot a jël ci gàddaay di wéy rek ci li nga xam ne moom laa leen wax ne série de reportage yu ñu fas yéene def mu jëm ci li nga xam ne moo di scandale foncier yu bare yi nga xam ne am na ci réew mi te buñ ci jógul daanaka mën na jur musiba ci réewum Sénégal jërë ngeen jëf. ñi ngeek Abou Mbaye bi nga xam ne moom moo nekk coordonnateur Front pour la défense du littoral de Guédiawaye Abou ñi ngi fii nga xam ne moo di Guédiawaye bëri na coow lool ci wàllum suuf de. jërëjëf Papa Alé bëri na coow mais coow li yëpp lu ko indi mooy affaire littoral bi ndax littoral bi boo xoolee problème bu xaw yàgg la bi nga xam ne donc muy autorité locale yi ak yenn homme politique ak homme d'affaires ñoom daal ñoo nekk ci suuf si di ko tong-tongee ñu ngi nii ci ginnaaw cimetière bi nga xam ni depuis plus de 2 ans
ñu ngi doon wax naan cimetière bi dañ koy taxawal ngir Géejawaay askanu Géejawaay ku ci am néew nga mën kaa rob fii ci ay Géejawaay waaye gis ngeen boobu ba léegi Géejawaay amaguñu cimetière te def naa ni cimetière kat yomb naa defar ndax da ngay clôturer rek bu doon nag maanaam xel bu jub wala pexe bu baax moo leen ci dugal je pense que ne kon cimetière bi pare woon na yàgg na bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci BRT dañu waxoon ne dépôt mooy bus yi ñu war a andi fii ci banlieue bi yi war a daw Dakar ak ci banlieue bi ñu ne dépôt bi fii lañ ko war a def à Guédiawaye moo doon jël 6 hectares ñu demaat ba ci biir ñu ne déedéet léegi 8 hectares lay jël léegi 2 hectares yooyu nañu expliquer 2 hectares yooyu noonu lan lañ koy utiliser te ñoom nee nañ 6 hectares yooyu dañ koy aal chinois yi pour une durée de vie. te ñun seetlu nañ ne même ba ci Géejawaay waxuma la Géejawaay sax mais ak Kër Massar li am Kër Massar ak li am ni ñu koy waxatee Wakhinane Nimzatt muy dépôt wu inondation yi foofu noonu chinois yi boobu ba léegi ñu ngi fi te 2 ans la ñu waxoon mais depuis 2013 ba léegi ñu ngi fi waaye li gën a garaaw c'est-à-dire que li gën a garaaw mooy filao yi nga xam ni dafa doon aar askanu Géejawaay ngir géej gi bañ leen song maari day taale bëgguñu li am ci yeneen dëkk yi mu am ndax Géejawaay bu ñu weesoo taar bi filao yi doon taaral maanaam Géejawaay ville Géejawaay waaye nag filao yi aussi daf ñu doon aar ci géej bi bañ ñoo bañ a song askan bi waaye tey jii nii gis ngeen sama ginnaaw ni ñu goree filao yi ci biir filao yi noonu boo xoolee boo seetloo boo amee seetlu di nga gis ne lotissé nañ ko terrain yi ñu ngi koy commencé joxe boo jëlee cité des enseignants ñu ngi koy tabax jox nañ ci magistrat yi 4 hectares nga ñëw ci BRT bi foofu ñu jël fa 8 hectares nga ñëwaat côté ba léegi ci commune Wakhinane Nimzatt ci ginnaaw foofu le maire Racine Talla amoon mbébét ne dafay def cité municipale ngir mën a maanaam récompenser ay conseillers ndax nee nañ conseiller amul salaire donc dañuy jéem a def na lañ koy récompenser nag ñu jàpp ne ñun kat suuf si nga xam ni kat dafa nekk ci dëkk bi suufu askanu Sénégal yëpp la ndax même article 25 de la constitution moo ko wax ne alal ak suuf ak lépp li nga xam ne askan bi daf ko bokk dañ ko war a utiliser ngir maanaam intérêt wu askan bi moo tax ñun ñuy jóg tey ne vraiment tey foog ñu wax ak askan bi wax leen li am fii ci littoralu Géejawaay ndax tamit ñu ngi dégg problème littoral bi nga xam ne ñu ngi koy dégg Dakar ñu ngi koy dégg feneen ak feneen waaye nag yemul foofu rek bu Géejawaay moo gën a garaaw je pense que ne espace bi nit ñi utiliser ak bi ñu exploiter sax moo gën a garaaw moo ëpp ampleur que yeneen littoral yi ngay dégg. mais léegi ci loolu boo waxee ne fii mais fii de man ci li ma yëg ay hommes d'affaires yu bari lañ fi cëral ay suuf su bari de. waaw xam nga depuis 2016 am na benn imam muy imam Massamba Diop mu ngi jugoon pour ñu jox ko 8 hectares si la collectif bi mooy jiite si la juddu si lañ jóg ñu def ay marche def ay RPI donc daal di ne loolu kat du am ndax dañoo jàppoon ni personne privée waruñu ko jox autant d'hectares ndax bu ñuy utiliser hectares yooyu dañ ko war a utiliser ci benn projet d'intérêt public pour askan bi yëpp bokkoo ko. mais ñoom université la fi bëggoon def loolu intérêt la aussi. waaw xam nga université maanaam promoteur la moom moo ko moom du moomeelu askan bi mais moom moo ko moom te tamit ñun saytu nañ université bi ñun dañoo nekk ci localité bi nga xam ni Géejawaay am bi demee fa noonu boo fi naree def université boo xam ni dafay xaw concurrence ak ISM tuuti je pense que ne njabootu Géejawaay dañ koy romb di ko gis. te duñ fa mën a accéder loolu rek déjà frustration la donc ñun man ma ci doon xeex ba ñu cité ma en justice ba ñu mujjee ci médiation pénale ñu toog waxtaan ba ñu toogee waxtaan donc si lañ ne donc dinañ bàyyi dem yoon bi mais ñun tamit ñu continuer suñu combat moo tax bu tey jii boo gisee 2016 ba tey jii nii université bi ba léegi mënuguñu ko tabax. loolu mais moom mën na ñàkk am université moo am ay hommes d'affaires yoo xam ne man dégg naa li leen cëral ci ay hectares fii bari na. waaw loolu bari na parce que man loolu tamit daf may jaaxal ndax président de la république moo bindoon bataaxal
ba mu yëgee coow li mu bind badaaxal bind ko ci sama tur signé ko par son ministre directeur cabinet Augustin Tine ne lépp lu am ci littoral bi maanaam ku fi am terrain di nga ko perte ndax déclassifié ko te tamit dina ko sauvegarder ba pare ne dina yabal ministre am bi nga xam ni moom moo yor affaire environnement bi ndax mu ñëw fi saytu fi littoral bi ba boobu ba léegi mu def at ndax c'était le 12 juin 2019 ba tey jii nii ñu ngi ci 10 juin 2020 donc ñaari fan moo des mu am at mais boobu ba léegi gis ñu ci soppite te mooy li nga wax ñun ñu ngi ciy dégg ay magistrats yi nga xam ne dëkk ñu fi ñu war leen ci jox 4 hectares ay promoteurs ay hommes d'affaires ñu war leen ci jox ay hectares maanaam dañu bëgg tongtongee suufu askanu Guédiawaye ci maanaam li nga xam ni kat askan bi sax du ci gis du ci yëg boppam ñun lu ñu yàgg prôné mooy bu ñu fi demee bay tabax bay dindi filao yi nga xam ne daf ñuy aar nga xam ne suñuy dëkkandoo lañ nañ ci dindi li nga xam ne daf koy jar lu koy jar mooy li nga au moins marché Guédiawaye amul marché. voilà donc marché bu bees donc marché wu Djiddah Thiaroye Kaw la tey jii nii dans la commune de Wakhinane Nimzatt amuñu marché fu mu toll nii état bi amul benn école bu bees bu mu tabax fii à Guédiawaye donc espace bi donc occasion la pour li nga xam ne amuñu ko woon ñu am ko fi muy marché wala muy école boo xam ne xale yi dinañ fi mën a jàngee. ak benn jumtukaay bi nga xam ni kat xale yi dinañ fi mën a tàggat yaram ndax tàggat yaram dafa bokk tamit loo xam ni dafa bokk ci Guédiawaye waaye loolu noonu ñëpp gisuñu ko te bu ñu seetaanee kat dinañ fi def ay hôtel ay auberge daal di maanaam saaxee suuf si ba pare daal di ba pare lor askanu Guédiawaye. waaw Abou Mbaye ngeen doon déglu noonu moom mooy coordonnateur Front Défense pour le littoral de Guédiawaye léegi nag duñ def lu dul continuer wéyal wan leen rek nu gars yi def fii suuf si mu nekk loo xam ne tamit lu doy waar la kon ñu wéy ba tey ji suñ biir reportage. lii moo nekk liggéey bi nga xam ne defal nañ leen ko ci littoral bu Guédiawaye dañ ci cof asuk néew ndax nag coow li bari na lool te lu ko lal du leneen lu dul suuf soo xam ne ay nit dogu nañ ci teg ci seen loxo te du seen moomeel loolu nag dañ cee ànd ak ay nit ñu bari pexe lool ba muy jur coow ci biir askan wi te loolu buñ ci jëlul ay matuwaay ëllëg ak si biir mën na jur coow lu bari ci diggante ñi nga xam ne ñoo yilif gox yooyu ak askan wi lii reportage la woon boo xam ne cof nañ ci dinañ wéyal reportage bi nag dem ci yeneeni gox ngir wan leen ñaawteef yi nga xam ne ñi ngi koy def ci wàllu suuf si